RFM Matin. RFM Matin. Émission Billet au Sénégal. RFM Matin 7h43 salaamaaleykum Georges Déthié Diop. maaleykum salaam Babacar. ñu dalal sunu gan ci téléphone bi le temps muy yegg si Cheikh Yérim Seck salaamaaleykum. Babacar maaleykum salaam. waaw laaj bu njëkk bi fàttali ni journaliste nga laaj bu njëkk bi te waxtaan wi sax dafay tënku rek ci gouvernement bu bees bi. waaw est-ce que ni ko Macky Sall tëralee yow am nga ci mbetteel. waaw mbetteel bu ndaw laa ci am mais parce que yaakaaroon naa ni gouvernement bi dina gën a ubbeeku ci ñeneen ñoo xam ne duñu ay politiciens waaye boo xoolee gouvernement bi ni mu tëddee même ñi nga xam ni sax ay techniciens lañ wala ay technocrates lañ dañoo am casquette politique maanaam le gouvernement la boo xam ne daal da ngay xam ne gouvernement la buy génn ci élection ndax alliés yi ñu ngi ci biir waa APR ñu ngi ci biir militants yu bari yu yàgg ñu ngi ci biir. li nga xam ne nag mooy li ci gën a fës bokk na ci ministère de l'économie et des finances bi ñu toj def ko ñaari pàcc ba noppi jële fa Amadou Ba loolu moom nees koy jàngatee. non xam nga nag départ Amadou Ba moom li tubaab di wax naan suppité nañ ko lu yàgg lu bari voilà parce que nag xam nga nopp amul couvert te lu bari wax nañ ko ci digganteem ak président. luñ ciy wax noonu ci liñ ne dafay xool siisu Macky Sall beeg yooyu. waaw xeet googu waaw xam nga loolu yàggees na ko wax ba pare nag même bu dul remaniement bi sax am na yenn remaniement yu fi dox yoo xam ne ni ñu bari jàppoon na ni Amadou Ba dafa wax da doon dem bon léegi mi ngi ministère des affaires étrangères maanaam mën na ni sax daanaka dañ ko xaw a génne réew mi daal. exilé ko est-ce que tam loola du tekki ni dañ ko tàmbalee sàkkal pexe. non sàkkal pexe moom du ma ko wax noonu waaye xam naa ne daal le fait que mu jóge ci ministère des finances dem affaires étrangères coppeeku rëy la ci situation boppam. te ñu la bàyyi nga dallu tuuti. dëgg la waaw ñu fàttali ni Cheikh Yérim Seck journaliste jiite bërëbu tasum xabaar bi ñu naan Yérim Post te ngeen mën ko jàng ci internet mooy sunu gan tey ñu fas yéene débriefer li nga xam ni moom mooy gouvernement bu bees beek na mu sàncook ñoom seen ak lu tax Macky Sall yenn changement yu def ko Amadou Ba kon ci la ñu nekkoon Cheikh Yérim Seck. laam-laamee gi bëri woon na ni nga ko waxee moom mi nga xam ni bi mu duggee ci biir politique ci terrain bi taxu koo yàgg lool ca Parcelles Assainies fii ci Ndakaaru ñu koy jiiñ ne daa bëgg remplacer Macky Sall est-ce que yaakaar nga ni jéego bi ñu teg démb jëlee ko ministère bu mag boobu di économie et des finances yóbbu ko affaires étrangères jéego bu njëkk la ci fexe daal nees koy faf génne ci yëf yi benn yoon wala moom mu demal boppam. moo jàpp naa ni daal changement bi nga xam ni parce que nag. Amadou Ba comme ni nga ko waxee mi ngi milité Parcelles ba pare résultat yi nga xam ne ni moom moo doon jiite APR fii ci Ndakaaru ci élection yi résultats yi mu def ñëpp jàpp nañu résultats yu baax la ba pare moom en tant que ministre de l'économie et des finances aussi résultats yi mu def en tout cas ñi nga xam ne ñoo yor alal ci àdduna bi jàpp nañ lu baax la ndax balaa élection yi rek jox nañ Macky Sall 8 000 milliards donc kooku bu mel noonu. bu jógee postam dem poste boo xam ne jàpp nañ ni dafa dellu ginnaaw par rapport ak postam c'est parce que am na lu xew. loolu mooy jàngat bi nga xam ne moom lañ ci mën a am. Cheikh Yérim Seck am na leen loo xam te ne warees na koo jàngat parce que Georges Déthié Diop tamit am na laaj yu mu la waajal moom lay bàyyi waxtaan wi ci kanam ci xiiroo bi xëccoo bi ci Ndakaaru justement ci wàllu APR ak ci biir gouvernement bi gis nañ xiiroo ku ci mel ni Mame Mbaye Niang tey jii Amadou Ba dàquñu ko gaa waaye yóbbu nañ ko feneen waaye ku ci mel ni Mame Mbaye Niang moom dañ koo génnee ci gouvernement bi loolu moom nees koy jàngate ak seen jàppante yi ñu fi am yëpp. waaw Mame Mbaye Niang au-delà de xiiroo beeg yooyu quand même xaw ma moo def xaw ma deful mais coow daf ko toppoon loolu c'est important parce que coow Prodac bi bon évidemment amagul benn. tribunal wala dara bu wane ni moom moo def wala deful waaye li am ba des mooy coow toppoon na ko ba moom ci boppam sax démissionné woon na fi pour te à l'époque daf ñoon dafa bëggoon. mais coow loolu tudd nañ ko ci moom Mame Mbaye Niang tudd ci Amadou Ba
tudd ci Birima Mangara mi nga xam ne nekkatul ministre budget ci livre bi nga xam ni Birahim Seck bu Forum Civil moo ko génnee. ñoom ñëpp lañ ci tudd ni waras na caa defi gëstu. waaw loolu la Birahim Seck wax mais xam nga par la force des choses coow li boo xoolee c'est pas pour rien Mame Mbaye Niang rek moo jëloon à l'époque initiative démissionner parce que rapport bi nga xam ne inspection des finances moom la defoon Mame Mbaye Niang la gën a taqal keneen loolu moo tax mais cela dit loolu ça ne veut pas dire qu'il est coupable wala def na wala deful en tout cas coow toppoon na ko fi loo xam ne jàpp naa ni ci li bokk ci li ko génn ci gouvernement bi ci la bokk sama njàngat bopp. Amadou Ba nga jàpp ne dañoo wàññi dooleem gis nañu itam lu bees ci biir gouvernement bi mu di Cheikh Oumar Anne mii nga xamante ne peut-être liñ mën a jàppee nomination ca poste de ministère boobee moo di résultat politique yi mu am ca njum ak itam yeneen donte sax tudd nañ ko ci yu bëri ak loolu yëpp boo ko gisee ak réeroo bi nga xamante ne daan nañ koy nemeeku diggante Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo mi delluwaat ca poste boobee est-ce que jàppoo ne bu ñu demee ba réforme bi nga xamante ne ñu ngi koy xaar mbir mi coppite danañ ko indiwaat. réforme bi d'accord da nga jàpp primature bi dañuy laalaat gouvernement bi. waaw bu ñu demee ba noppi ci réforme bi nga xamante ne. man nag yaakaaruma ni fii ak élection locale yi nañ laalaat gouvernement bi man yaakaaruma loolu te jàpp naa ne sax élection locale yi ñi nga xam ne nii dañoo nekk ci biir gouvernement bi. képp ku ci pertul fiefam wala nga am yenn résultats yu bon ni gëw ma ne di nga mën a génn ci gouvernement. parce que Macky Sall dafa am benn loo xam ne nii moo koy caractériser. mooy ku bëgg stabilité la boo xoolee ay gouvernement dañuy yàgg te tant que tournant amul rek généralement du soppi gouvernement moo tax ma gëm ni daal fii ak local yi je peux même dire fii ak législative yi loolu mooy sama jàngat. fii ak local yi est-ce que par li jëm ci réforme poste premier ministre kon jàpp nga ne fii ak local yi duñ ko laalagum. non dinañ ko laal pour réforme premier ministre laa ci dossier ñi njëkk a traité la. mais ci problème bi mooy ça peut être prochain mois. waaw mais problème mu réforme premier ministre loolu c'est réglé déjà. parce que bu premier ministre disparaître Boun Abdallah Dionne day continuer nekk ministre d'état secrétaire général de la présidence. loolu je pense que loolu du am incidence ci gouvernement bi parce que loolu c'est déjà réglé. mais sànq dossier yi ñu doon tudd naan diw taq na ak taqul. Cheikh Oumar Anne mii ngeen di wax nii am na rapport bu ko nee def nay loo xóor ca lañ ko dénk ca kuddu gi nga xam ne ba démb moo nekkoon directeur bi. tey jii ñu defal ko grade bu sut loola def ko ministre enseignement supérieur. est-ce que loolu yenu na maanaa nga ni bon dinaa dindi diw ndax tudd nañ ko ci nangam te ku ko gën a taq ciw njort nga jox ko promotion. waaw heureusement bi nga ne ciw njort ndax xam nga aussi rapport. mais rapport pour rapport. waaw xam nga voilà d'accord xam nga rapport rek mënoo ci jël nit rek daal ni da nga koy incriminer ndax nag aussi présomption d'innocence am na xëy na Cheikh Oumar Anne c'est vrai que coow lu bari topp na ko mais rapport OFNAC boobu ni ko Nafi Ngom Keïta defee ak wax ji ci amoon yëpp aussi xam nga fekke nañ ko gis nañ ko mais Cheikh Oumar Anne. maanaam Cheikh Yérim Seck. waaw mais xam nga moom ci boppam def na conférence de presse contesté daal ni rapport bi moom gisu ko. dañuy toog ba ci yàgg bu gis ko sur la place publique kenn waxu ko dara et cetera et cetera et cetera bref c'est vrai que rapport bi moom épinglé na ko tu comprends parce que boo liiree rapport bi am na lu bari loo xam ne nañ ko ciy reproché mais xam nga boo rapport quelle que soit l'institution muy Cour des comptes muy OFNAC et cetera bu fekkee ni demul justice ba justice leeral ko kenn mënul jàpp ni kin épinglé moo def. c'est ça la réalité comme li ma waxoon rek ci Mame Mbaye Niang yi xam nga Mame Mbaye Niang ñoo ne rapport de l'inspection générale des finances. moo ba dëggee sax moom mu démissionné daf ni woon dama bëgg a mettre à l'aise le président de la République pour mu mën dem justice pour expliquer wu. parce que faaw loolu amul tuuma rek lay doon mais tuuma boo xam ne est-ce que établi na ou pas. rapport OFNAC moo ëpp doole fopp rapport inspection des finances. je suis d'accord avec toi. surtout que njiitu réew mi dafa ne woon OFNAC pour ñooma. non je suis parfaitement d'accord avec toi. mais problème bi mooy xam nga rapport OFNAC boo xam ne amul benn suite judiciaire kenn joxu ko procureur kenn àttewu ko ci moom ci boppam wax na ni rapport boobu mosu koo gis maanaam amul principe du contradictoire kenn jox ko pour mu tontu Nafi Ngom Keïta moo xëy suba rek def conférence de presse di wax ci rapport bi xam nga aussi ku nekk dañ koo tuuma rek mu wax waxam bon li ëpp solo man ci li ma jàngat ci nomination mooy xëy na résultat bi mu def Podor xam nga plus de 100 000 voix d'écart lu bari la joué ci élection Macky Sall. Deuxièmement Cheikh Oumar Anne dafay apparaître peut-être pour un politicien tout court
mais enseignement supérieur moom ci la bokk parce que bon professeur d'université la ingénieur la chercheur la tu comprends loolu aussi xam naa ne ñu bari xamuñu ko ci moom daal mais en tout cas li ëpp solo mooy gouvernement bi comme li ma ko wax gouvernement politique la c'est-à-dire ñi nga xam ne ñoo gagné seen fief ñi nga xam ne ñoo gën a contribuer ci victoire Macky Sall moom la ñu gis ci gouvernement bi man loolu moom la bi may dugg fii moom laa leen doon wax comme première jàngat bi ma jàngat ci wàllu dañ taxaw tuuti ci wàllu politique boobee gouvernement politique la donte sax am na ay ñi nga xamante ay techniciens lañ nee nga itam ni am nañ tuuti casquette politique ci ñenn ñi waaye ci politique yooyu am na ñi nga xam ne ñoo ñëwoon fekk si Macky Sall ci élection présidentielle bi am ñenn ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak moom ba léegi gis nañ ne seen i ministère dañoo wàññeeku ñeneen ñi dugaluñ leen sax ci biir. noo ko mën gisee. waaw parce que gis nga boobu aussi beneen jàngat la. surtout que déjà waa Macky 2012. ñu doon naan faw ñu. je suis d'accord ak boo xoolee par exemple ñi transhumé woon ñëpp parce que loolu aussi leçon la bu ñu mën a tirer ci remaniement bi gisoo ci kenn ku dugal ci gouvernement bi c'est parce que aussi xëy na jàpp naa ne sax loolu la. transhumance bruit yi muy indi ci Sénégal parce que tey Sénégal quoi que l'on veut dire dëkk réew mi ngi bëgg a am opinion publique te opinion publique boobu léegi am na lu muy nangu ak lu mu dul nangu te transhumance ci li opinion publique bi lu nangu ci la bokk c'est ça la réalité xëy na désapprobation bi nga xam ne moo amoon bi transhumance yi duggee ci biir nguur gi loolu moo tax tey ñu ci bari ci ñoom ñu bari ñu presse bi doon wax naan dañuy dugg ci gouvernement bi leçon bi ñu ci war a tirer nag mooy am na opinion publique boo xam ne taxaw na te am na lu muy def tey ci boppu décideurs yi c'est très important parce que bu benn transhumant duggoon ci gouvernement bi rek pour man erreur symbolique lay doon erreur de goût lay doon te transhumance dafa day doon xam ne dafa war a jeex ci Sénégal dafa war a jeex ci politique gu Sénégal. am ñeneen ñi nga xamante ne aussi ñu ngi woon ci nguur gi daanaka bokkatuñ ci te ñu jublu ci ay élections est-ce que loolu mënul am aussi ay conséquences ci élections locales yi nga xamante ne ñu ngi ko dëgmal ndax yenn saay nit ñi. bu ñuy ànd dañuy ànd ak ñi nga xam ne xëy na am nañ tooguwaay. waaw mais nag gouvernement aussi du loo xam ne ñëpp xañ nañ ci. parce que boo xoolee li nekk ci responsable ci APR yëpp li nekk ci allié yëpp li nekk ci rallié de la dernière heure yëpp yi nekk ci Macky 2012 yëpp. kan mën nañ dugal ci gouvernement ñenn ñi dañ leen dugal xam naa ci gouvernement wu palais ba. mais justement démb bi ñuy laata ñuy siwal gouvernement bi dañoo bëgg région bu ne am au moins ku la teewal ci gouvernement bi waaye boo xoolee Fouta lim ci am kenn amu ko ci. waaw mais parce que Fouta aussi li muy contribuer ci victoire Macky Sall benn région du ko contribuer c'est ça le problème. est-ce que loolu. boo nekkee njiit war ci wàllu équilibre warees naa doxalee noonu. Sur le principe non parfaitement d'accord Babacar sur le principe non mais xam nga day jafe aussi kenn koo xam ni peut-être Fouta la dëkk mu gagné élection yi gagné boo xam ni dafa contribuer dafa cotiser ci lu wér ci ne Macky Sall gagné nga bëgg ko teg fële di indi keneen bu jóge ci beneen région loolu aussi dafay xaw a doy waar. mais gagné la rek fi Macky Sall gagné bëri na. saa waaw mais gagnant yi dadul benn xam nga fi nga gagné ak plus de 100 000 voix d'écart mu leen ne lii ci li indi victoire bi ci la bokk au premier tour pour nga bàyyi ko fa dem jëli ko gagné à 2000 voix dafay xaw a jafe c'est très difficile quoi l'exercice est très délicat quoi et puis question boobu dafa sensible quoi mais boo xoolee aussi Fouta li mu contribuer ci victoire Macky Sall beneen région contribuer ko tey boo boolee Matam ak Podor ak Kanel nga xool écart de voix yi fa Macky Sall am rek daanaka couvrir na daanaka mooy li nga xam ne moo gën a. di victoire au même moment gis nañ ay régions yi nga xamante wala ay diwaan yi nga xamante ne dañ ko faa gagné daanaka xëy na respecté nañ rek un ministre par exemple par région waaye ñooñu amuñ cër gu bëri ci gouvernement bi est-ce que niroowul fayantu. non pas fayantu mais seddoo la c'est-à-dire que xam nga politique aussi surtout au Sénégal quoi que l'on veut dire on a beau dire ne dañuy moderniser dañuy def yëpp mais ba léegi logique gu seddoo daf fi am c'est-à-dire da ngay ñëw cotiser say voix bu ñu demee ba ca cappaandaw ga ñu fay la en fonction de li nga cotiser loolu rek moo fi am. am na région yoo xam ni par contre sax gën na faa gagner mais représentation bi demul parce que aussi gouvernement moo jafee defar góor gi. parce que boo xoolee surtout ñoom critères yi ñu jëloon yëpp wax ni dañuy représenter chaque région représenter jigéen ñi représenter ndaw yi tu comprends ba pare moderniser appareil bi en même temps du lu yomb du exercice bu yomb. yeesal ko moo xoon ci gone yeeg jigéen ñi.
mel na ni slogan la mujj doon. non loolu dafa des. boo xoolee gouvernement bi ni mu. non loolu moom des na ay gone ki jigéen taxu ko ni demee. d'accord naa loolu. loolu des na parce que à part mën naa ni nomination Abdou Karim Fofana gisuma ouverture bu wóor ci ndaw ñi. secrétaire d'État bi boo paasee aussi boo xoolee jigéen ñi aussi ñu nekk 25% ci gouvernement bi te jigéen ñi représenté plus de 50% ci population da ngay xam ne ouverture boobu aussi c'est modéré parce que dañoo jógee ci 21%. dem ci 25%. juróom-ñetti jigéen ci fanweeri ministre ak ñaar. voilà loolu moo am. ci ndaw ñooñu. ñett déjà mën nañ jàppee ni ay jeunes ci jeunes lañ leen mën a catégoriser. mu di Néné Fatoumata Tall Fofana moomu ak itam beneen secrétaire d'État Moïse Sarr. waaw am na ay ndaw mais li ma la bëgg a xamal mooy. réew moo wala ci liñ leen dénk la xam nga bu ñu demee ba naan ñetti ndaw. ci réew moo xam ni fi ñu toll nii boo xoolee ñi amul fanweeri at ak juróom représenté nañ 65%. da ngay xam ni bu fekkee ni ñett ndaw rek lañ ci mën a wax loolu lu tuuti la. loolu mooy réalité. est-ce que mën nañoo njort ay mer ki bedd ki gedd am ci kër Macky Sall ci gouvernement bi ñu sant ci yees. non mer dina am mais gedd bu fés man gisuma ko gedd bu fés man gisuma ko parce que nag bon bi ñu commencé ak Macky Sall ba léegi xëy na loolu dana am temps Ablaye Wade mais gisuma ko ci temps Macky Sall. jërëjëf Cheikh Yérim Seck waxtaan des na ko yeggale ca kanam ci français ak Georges Déthié Diop jërëjëf mbokk yi yéen ñi àndoon ak ñun ci suba ak léegi ci RFM matin ci TFM ak RFM yéen doog jàmm. Vous avez besoin de caution sur des marchés publics ou privés? Adressez-vous à la SONAC. La SONAC SA vous accompagne dans l'obtention et la réalisation de tous vos contrats en délivrant tout type de garantie. Caution de soumission, caution d'avance de démarrage, caution de bonne exécution, caution de retenue de garantie, caution définitive, assurance décennale, tout risque chantier et responsabilité civile. Pour plus d'informations, appelez vite au 33 889 82 10 ou rendez-vous sur www.sonac.sn. La SONAC SA, membre du groupe Sonam Assurance, votre partenaire pour toute forme de garantie. Entreprise régie par le code SIMA. RFM Matin. RFM Matin. Émission Billet au Sénégal. RFM matin 8h jot na xibaar yi ci wolof ci gàttal El Hadj Ndiogou Diène bisimilah salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar xibaar yi li ci gën a fës ñi ngi ko doon xaar taxaw na muy gouvernement bu bees bi toll nañ ci fanweer ministre ak ñaar ak ñetti secrétaire d'État fukk ak ñeenti région yi ci réew mi yëpp am nañu ministre bu bees bi di Cheikh Oumar Anne Thiaw nax ko topp ministre bi yor léegi njàng mu kawe mi ñu tuddoon ko ci mbuxum ci kudd ga mu jiitu woon ba bésu démb bokk na ci nag ci ñi gën a fës ci gouvernement bu bees bi di Néné Fatoumata Tall muy gulet nag jigéen nekk ministre de la jeunesse Néné Fatoumata Tall doonoon ba fii njiitu conseil d'administration bu LONASE dañu ca xibaaru tàggat yaram culture bi jeexale ak li ci yenn kaay mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne si lu nañ ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène. mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futur Média xibaaru suba gi door ko gouvernement bu bees bi ñu taxawal bi di gouvernement boo xam te ne am na lu toll ci fanweeri ministre ak ñaar ak tamit ñetti secrétaire d'État am na nag ay ministre yoo xam te ne yu bees lañu toll ci fukk ak ñeent ak ñaar fukk ñoo xam te ne ba fii ministre leen woon ñu daal di leen di tekki seen ndombal tànk ay nag directeurs généraux ak yeneen ñu daal di dugg léegi ci gouvernement bi yor yi ministère leeral yeeg Daouda Diouf. nguur gu bees gi ñu tabb gis nañ ne nag te remplacé nañ ñi fi nekkoon fanweer ak juróom-ñeent ministre la ñu woon Boun Abdallah Dionne ne gis nañ ne nag jamono yi fanweer ak ñaar ministre la ñu tabb ak ñett ñoo xamante ne ay secrétaire d'État lañ ñu dugg ñu bees nag jàpp nañ ci kii di Malick Sall moo yore mbirum yoon nga xamante ne mooy Mouhamadou Makhtar Cissé moo ne woon directeur Sénélec tey ministre pétrole ak énergie Omar Youm nekkoon directeur de cabinet président moom moo yore infrastructure ak transport Amadou Hott nekk ministre de l'économie du plan et de la coopération Moussa Baldé nekk département mbirum mbéy mi Cheikh Oumar Anne nekkoon directeur général bu COUD moom mooy ministre de l'enseignement supérieur Abdou Karim Sall kon directeur général ARTP moom moo yore ministère de l'environnement ak tamit développement durable Samba Ndiobène Ka directeur la woon moom def nañ ko ministre mi yore mbirum élevage bi ak tamit reproduction animale Abdou Karim Fofana ancien directeur la nekk ministre de l'urbanisme ak logement Aminata Assom Diatta moom tamit moom moo jiite mbirum commerce ak PME Néné Fatoumata Tall nekkoon PCA bu LONASE moom moo yore ministère mbirum ndaw yi Zahra Iyane Thiam nekkoon ministre conseiller moom mooy nekk tey ministre des microfinances ak économie sociale ak solidaire Dame Diop nekkoon directeur 3FPT moom ministre de l'emploi Ndeye Tické Ndiaye Diop moom la ñu fal ci ministre économie numérique ak télécom
communication nekkoon directeur général bu ANAM ki nga xamante ni ñoom mooy secrétaire d'État yi nag Moïse Diarra Sarr Mamadou Saliou Sow ak nga xamante mooy Mayacine Camara bu nekkee fukk ak ñeent dugg nañ ci nguur gi am na ñaar fukk yoo xam ne tekk nañ seen ndombo tànk Ismaïla Madior Fall Diène Farba Sarr Abdoulaye Seck Mansour Elimane Kane Mary Teuw Niane Yaya Abdou Kane Mbagnick Ndiaye ki nga xamante ne mooy Abdoulatif Coulibaly Khoudia Mbaye dinañ ndombo tànkam Abdoulaye Bibi Baldé Maïmouna Ndoye Seck Mame Mbaye Niang ki nga xamante ne mooy Mame Thierno Dieng ak Pape Gorgui Ndong ak tamit Aminata Angélique Manga ak ki nga xamante ne mooy Ndeye Ramatoulaye Guèye Diop Souleymane Jules Diop bokk na tamit ñu tegg seen ndombo tànk Birima Mangara ñoom ay ministre délégué la woon Abdou Ndéné Sall ak ki nga xamante mooy Mamadou Lo Diatta ñu gisee nag jigéen ñi la ñu gisoon ne moom moo ëppoon ca gouvernement bu njëkk ba jigéen ñu ëppaat tamit boo léegi gis nañ ne nag ay ndaw yu bëri dugg nañ ci nguur gi ak tamit ñu bees. Daouda Diouf gouvernement bu bees boobu nag toll nañ ci fanweeri ministre ak ñaar ak ñett secrétaire d'État muy fanweer ak juróom kon yees ñi li fi newoon di fanweer ak juróom-ñeenti ministre fukk ak ñeenti région yi nag Sénégal yëpp ku ci nekk am na ministre yu gouvernement bi dañ ci déglu leeral yu premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne ci micro Jo Maron. Le président de la République il a procédé à un resserrement de l'effectif. njiitu réew mi dafa rek tënk gouvernement bi ndaxte mandat bi weesu fanweer ak juróom-ñeent ak ministre délégué la woon waaye léegi fanweer ak ñaari ministre rek la yi nga xam ne ñooy toppatoo seeni département ñooñee nag ñett ministre d'état rek ñoo nekk seeni ginnaaw ñaareel bi mooy njiitu réew mi ginnaaw coppite yooyu def rek bëgg sénégalais bu ne foo munti nekk nga gis sa bopp ci mbir mi li nu mel nag mooy gox bu nekk di nga am benn représentant maanaam ki lay teewal ci gouvernement bi mu doon lu bees fii ci Sénégal boo xoolee fukki ak ñeent région yi yépp région bu ne am nga ki lay teewal ci conseil des ministres loolee nag mooy yamale gox yi yépp te ku ne yaa xam fuy metti sa gox te loolee di nga ko mën a faj. Territorial, les pulsions du peuple sénégalais, la voix de toutes les régions. mu nekkoon Mohamed Boun Abdallah Dionne di premier ministre nekk tam léegi ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République gannaaw bi nga xam te ne lii di poste premier ministre dañ ko fi war a jëlee ay kàddoom nag Oumar Mbow moo ñu ko doon tekkil bokk na ci ñuy bees ci gouvernement boobu Cheikh Oumar Anne doonoon ba fii directeur bu COUD moom nag léegi moom lañ dénk njàng mu kawe mi mu wut fa kii di professeur Mary Teuw Niane moom nag Cheikh Oumar Anne ba mu nekkoon directeur du COUD ay tuuma jumoon na ci moom ci ne ay mbirum luubal ak ñoomin seen muy rapport Yoff nag te nag tax nag ba ñuy ragal coow daal di ko topp moom ministre Cheikh Oumar Anne teewul nag ñu ngi koy xaal yu bëri ci mu jëmale kanam njàng mu kawam fii ci réew mi Mamadou Aïcha Ndiaye. Cheikh Oumar Anne doon na ministre bi ñuy gën a mbamb gën ko teg tuuma gën koo joxoñ ci yoreen bi mu yoreen alal réew mi ak askan wi naam loolu nag comme leeragul ñu xool nan la wànnent mu njëkki gëtam am ndombok tànk ci wàllu njàngaleem néeg bi kawe bi di université maître assistant la moom Cheikh Oumar Anne moom mi nga xam ne kii nag mbamb mi da koo toppoon ginnaaw bi nga xam ne kii kuréel googu di OFNAC am na lum ko tuumaloon ci wàllu yorinu kuréel googu di centre des œuvres universitaires de Dakar kii nga xam ne kii tabb nañ ko di jawriñ ju bees ci njàngale mu kawe mi nekk na doomu département bu Podor ki nga xam moo nekkoon directeur général bu COUD Cheikh Oumar Anne nekk na politique bu ñu ràññee ca diwaan boobu nekk na nag nit koo xam ne kii tuuma ak joxoñ baaraam bëri na lool ci kawam ndax dëgg la am du dëgg gis nañ ne daal étudiants yu bëri ànd nañu ak ñoom ci di ko dooleel di ko jàppale ñeneen ñi gaa am na ci ñeneen ñoo xam ne tamit ci wàllu boor bu ñuy féetee dañ koy ŋaañi saa su ne bokk nañ moom Cheikh Oumar Anne mi ñu ràññee ko lool ci wàllu réforme enseignement supérieur boo xam ne bi doxal na ko ci nga xam ne Mary Teuw Niane moo ko jiite woon gox biñ naan wàllu volet social jëm ci wàllu dëkkuwaayu ndongo yi lal yi ak xeetu li nga xam ne kii moo di centre bu ñuy fajee étudiants yi ak yeneen projet yoo xam ne mi ngi am ci yenn université ci Sénégal naam sax felloon nañ ci li nga xam ne kii moo da nekkoon dooleem ba université bu nekk ñu jox ko taarixam ak wàllu liggéeyam ci wàllu œuvre sociale pànk la nag ci wàllu politique jàmbaari fàkk tëdd la ci taxawaayam waaye liggéey bu am solo mi ngi koy xaar jëm ci taxawaay ak ñoŋal chantier yi nekk ci université Amadou Mahtar Mbow ñu koy wax université bu Dakar bi ñaareel bi université yi nekk ci Sénégal moo xam Gaston Berger ca Ndar Alioune Diop ca Bambey Assane Seck ca Ziguinchor université Thiès étudiants yi seen wàllu duggin ci wàllu liggéey ak lii di yaatal carte universitaire du Sénégal ak final liy jeexal lii nga xam ne moo di ay ENO yooyu yëpp bokk na ci ay chantier yu koy xaar ak cité bu savoir bu nekk ci Diamniadio Cheikh Oumar Anne nag bokk na ci ñi nga xam ne kii dañoo war a jëmmal ak dooleel li nga xam ne kii mooy njàng mu kawe mi rawatina bi nga xam ne kii yenn syndicats yi ñi ngi toog di ko xaar yu mel ne SAES SATUC ak SYNTUS ak yeneen syndicat Cheikh Oumar Anne war na indi jàmm ci biir université yi juboo ak professeurs yi ak enseignants chercheurs yi juboo ak PATS yi rawatina recteurs yi te bañ a fàtte li nga xam ne kii mooy soloy gëstu bi nekk
Mamadou Aïcha Ndiaye ñuy jéglu ci ni élément boobu jeexee ki bokk na nag ci ñuy bees ci gouvernement boobu ki nga xamante ne mooy maître Malick Sall di avocat d'affaires moom nag moo léegi dénk wàllum yoon mu wut fa kii di professeur Ismaïla Madior Fall kàddu yi njëkk nag moom ministre de la justice bees bi nee na ñu ko gën a yitteel mooy fexee dakkal li ñuy téye nit ñi lu yàgg-yàgg ci kaso yi kenn du leen atte ñu déglu ko moom maître Malick Sall. maa ngi nekk ci justice xam naa justice donc bu ma président confié ministère de la justice du ma wax na effectivement que daf may surprendre non vraiment pas un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont les compétences et tout ça mais et puis c'est comme ça man bu ma leen waxee naa fii laa ci def moom dana xaw a léger parce que mais lu ma mën a wax rek mooy qu'effectivement man en tant qu'avocat xam naa justice xam naa lu ci marché à 100% du baax lu ci baax 100% xam naa lu ci baax passablement xam naa lu ci xaw a dëng donc man naa def sama kattan pour effectivement pour ministre pour que justice bi Sénégal yi xam ne effectivement seen justice la approprier justice bi et man sama priorité mooy que effectivement que loo xam ne kenn mënu ko nangu mooy que ngay gis ay justiciable ñu xam ne dañu leen dugal kaso bàyyi leen fàtte leen foofu sax fan ay années yooyu loolu normalul ci loolu normalul di kàddu yi maître Malick Sall nekk léegi ministre bi ñu dénk wàllu yoon ministre de la justice beneen ministre bees bu yëkkati kàddu di ki ñu dénk wàllu mbay mi Moussa Baldé la tudd dëkk ca diwaanu Kolda moom nag ci wàllu liggéey bi nee na mi ngi xaar ki ko fal di président Macky Sall wax ko li mu bëgg mu defal ko su ko defee rek mu daal ci xar tànk tubéyam ñu déglu kàddu yi njëkk yu Moussa Baldé ci micro Abdoulaye Diallo. Moussa Baldé man maa ngi ci département Kolda sama cursus primaire maa ngi koy def Dabo sama collège maa ngi koy def Kolda ma jóge fa dem lycée Niabo foofu laa amee bac ma jàng ba sama DEA fii ci Dakar département mathématique ma dem defi sama thèse fële INSA de Rouen lycée Sénégal en 2000 lauréat université de Dakar comme assistant au département de maths jusqu'en 2013 on m'a nommé directeur général de la SODAGRI. J'ai eu un détachement et à l'époque j'étais déjà maître de conf à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et il se trouve que en 2018 je suis devenu professeur titulaire des universités. Je suis membre de l'Alliance pour la République depuis 2010-2011. À ce titre, je coordonne des universités républicaines depuis sa création. Je suis membre de la CCR et je suis le président du conseil départemental de Kolda. Voilà, en résumé, c'est ce que je pourrais dire. Nan nga gisee ministère de l'agriculture bi ñu la dénk nan nga si fas yéene taxaw. waaw léegi kay loolu teel na tuuti. li may wax rek gërëm président ci confiance bu ma am ci sama modeste personne. déjà confiance bu rëy la amoon ci man mu nommé ma DG SODAGRI yàlla def na tey nommé na ma ministre de l'agriculture donc dangay xaar ba ma toog ak moom ma xam yan cahier de charge bu may jox ma door a wax ci loolu incha allah. mu nekkoon Moussa Baldé nekk léegi ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi doonoon ba fii directeur général bu SODAGRI moom nag professeur titulaire la mathématique ci université bu Dakar ne woon tam président conseil départemental bu Kolda Moussa Baldé ma nga cosaanoo ca Temento Samba nekk ca arrondissement bu Dialonkolo foofu ca diwaanu Kolda beneen ministre bu bees di Aminata Assome Diatta nekkoon ba fii directrice du commerce extérieur moom waa Casamance la moom lañ dénk léegi commerce ak PME nee na dina fexe daal ba li tax ñu wóolu ko mu matale ko ñu déglu kàddu mi njëkk moom ministre Aminata Assome Diatta ak Lamine Ba. waaw li ma bëgg a wax mooy maa ngi sant di gërëm monsieur le président de la république ci tànn bu ñu tànn ñu bokk ci ministre yi nga xamante ne gouvernement bi république du Sénégal ba mu mettre en place ñun ci la ñu bokk ñu ko ci sant di ko gërëm di wax ni nag loolu liggéeyu suñu militants yi nga xamante ne ñoo nekk ci mouvement Jàppoo ak Assome ñu nekk Dakar Ziguinchor Thiès région Sénégal yi yëpp ak diaspora bi militants yi seen liggéey moo tax tey ji président mu bàyyi ñu xel maa ngi leen di gërëm di leen di sant wax leen ni lii nomination bi seen nomination la waaye tamit maa ngi gërëm di sant ñi nga xamante ne ñooy leader yi nga xamante dañoo jàpp yëpp ci liggéeyu président de la République ba ñu réunir ko ndax liggéey bi métti woon na du benn nit moo ko porté dëgg la président de la République tey jii yéenew moom mooy wàññi train de vie de l'État looloo waral ñu seere gouvernement ba ñëpp mënuñ cee bokk waaye liggéey bi ñun ñëpp ñoo ko war a mën a porter ndax ñun ñëpp ñoo àndandoo réélire le président de la République noonu la ñuy àndandoo joxante loxo ba nga xamante ne mbëbët bi mu am ci population sénégalaise bi ñu mën koo def donc maa ngi leen di tàllal loxo bu baax di wax ni maa ngi doylu bu baax seeni xalaat di leen di tàllal loxo ñaan ñun ñëpp ñëw jàpp ci liggéey bi
ñaan ñëpp ñu jàpp si liggéey bi di kàddu yu njëkk yu ministre Aminata Assome Diatta nekk léegi ministre du commerce et des PME ministre yu bees di jigéen ñu ràññee ci Néné Fatoumata Tall moom mu newoon ba fii njiitu conseil d'administration bu kër gi di LONASE léegi moom lañ dénk ndaw ñi ministre de la jeunesse mu nekk nag gulet ci taarixu Sénégal ab jigéen ñu fal ko ministre de la jeunesse ndongo kàddu ñu xamaleek Néné Fatoumata Ka. Néné Fatoumata Tall ñu daal di koy tabb yees mu doon ministre de la jeunesse mu doon nomination gu mel ni lu koy njukkeel moom militante bu APR bi ca Géejawaay ndax liggéeyam ci wàllu politique ci boobu lekk gox mu gën a fës nag ci wetu Aliou Sall moom Néné Fatoumata Tall nekk nag adjointe maire bu Géejawaay àndandoom ak Aliou Sall jural ko sax nag ay ndombal tànk foofee ca Géejawaay lu ci demee ne ki fal gi ñu ko fal mu jiite kuréel gu ëmm jigéenu Alliance pour la République foofee ca département bu Géejawaay Néné Fatoumata Tall ñu faloon ko it mu nekkoon présidente conseil d'administration bu LONASE ba bis ni ki tey ñu koy tabb muy doon jëwriñ ji ñu dénk wàlluk ndaw ñi. buñ la tànnee ci nit ñu bari tout le temps sas la day diis mais dañ koy yenu modestement humblement di tàllal loxo jeune Sénégal yépp nag ndax liggéey bi du ñun rek jeune Sénégal yépp la ñu ngi leen di tàllal loxo di wax ni pour atteindre objectif yi nga xamante ne président moom la fixé liggéey ñëpp la kon ñu ngi ci xaar ñëpp ñu soobu ci léegi comme ni mu ko bëggee. ci fàttali Néné Fatoumata Tall bokk na ci ñu sos APR ca ba ñu koy doog a door waaye it nekkoon na fi chargé de communication bu googuleeg parti fële ca Golfe Sud. RFM Sport. xibaaru tàggat yaram Malal Junior ak Diagne lañ ci àndal Diagne maa ngi laa nuyu. maa ngi la fay Alaaji Njogu Dieng. dégg ma sa tur ci liste bi de lu xew. gouvernement yi. waaw non damay xaar poste directeur généraux yi. directeur généraux yi moo dàq leen. waaw parce que ministre day compliqué. mais moo dàq moom. directeur généraux yi moo gën a wóor. moo gën a wóor sax. waaw moo gën a wóor. acca bisimilah tàggat yaram. acca nu dooree ko ak waa basketball bi démb ña nga woon ci seen assemblée générale bu joxente ay xabaar ak xayma la nu liggéeyagum ci at mi nu weesu ngir waajal nag woote. ngir fal njiital président fédération bu bees ba nu ca noppee nag daanaka rapport yëpp gaañ a validé nanu ko président ba di maître Babacar Ndiaye yëkki na ay kaddu jëm ci la nga xam nag moom moo di boobule ndaje jëm ci li nga xam daal mooy boobule ndaje ak naka lañ ko daal di doxalee kaddu mi ci français la ko yëkki ñu tekkil ko gars yi ci wolof. Les clubs devaient statuer sur les rapports d'activité. club yi dañu waroon a xool rapport d'activité yi lépp nag ci wàllu assemblée générale bi jaar na si yoon amoon na tuuti nag jalti ci suba si loolu lu jaadu la ndax passion yi moo ko waral waaye rapport yëpp gaañ a validé nanu ko léegi nag li des mooy daal fexe liggéey jàppale fédération bi ngir nu jëm ci li nekk suñu kanam ndax li nekk suñu kanam lu am solo la mu jëm si waajal lu suqali basket bi waaye jëm itam ci waajal li nga xam ne moo di assemblée générale bi ngir fal président fédération bu bees loolu moo taxoon ñëpp daal di ñëw njabootu basket bi yëpp toog waxtaan ñu dal xool fi ñu jëm xool ni ñu fa war a demee ak xool loo xam ni mooy njëriñu basket bi. C'est pourquoi même si au départ il y a eu de la passion à la fin les choses se sont calmées et les travaux se sont déroulés normalement. nu waxtaanee wàllub football léegi ak lu jëm si ñaar fukkeel bi journée championnat Sénégal démb Dakar Sacré-Cœur dafa daan waa Casa Sport ñetti bal si benn lañ leen daal di kon dóor fii ci Ndakaaru muy ndam lu tax ni waa Dakar Sacré-Cœur daal di nag yéeg léegi nekk ñaareel si classement bi ba léegi sa Léopold Senghor Jaraaf moom moo fa daan équipe bu US Gorée da ko daal ji rek duma benn bal si dara mu nekkoon derby nag boo xam ni dafay dox diggante ñaari équipe yoo xam ni daanaka noo bokkee fi ñu faree ci Ndakaaru mooy diggante Médina Rebeuss ak Niayes Thioker ba noppee Malick Daaf seen entraîneur am na baat yenn yu mu yëkkati ci micro Soda Thiam ba jëfee jeexee. C'est un derby comme on les aime parce que quand les gens le jouent c'est toujours avec beaucoup d'envie beaucoup de détermination et beaucoup d'enthousiasme. derby la comme ni ñu ko bëggee bu ñu koy joué dafay bëri lool ay passion bëri xët-xët ak yooyu waaye nun def nañu suñu kéem kattan ba daal di gagné ci njëg mi-temps bu njëkk bi nag yëf yi dëgëroon na ba ñu ñëwaatee nag ci vestiaire yi ci lañ waxtaan ak xale yi yépp leen ci ñu ñëw indi fulla bu ñu ñëwaatee nag gars yi jël nañu bal bi daal di koy doxal mbel jëlee ko ci ndeyjoor def renversement ci la gars ñi yegg si nag dóor ko dóor boo xam ne bu njëkk la mu dugg derby la boo xam ne taroon na waaye li wértoor mooy ñun gagné rek moo ñu am solo bu football moom booy dugal rek te doo encaissé da ngay gagné te ñun loolu dong la ñu bëggoon te mujj nañ ko def donte bëri woon na ay xat-xat ndax Gorée ni mu taxee woon dafa tëgën bunt yi waaye fexe nañ daal ba nax leen ba tijji ci benn bal boo xam ne ay renversement la ak yooyu la ngir mën leen dugal ndam bi nag moo am solo ñetti points la ñu doon soxla am nañ ko léegi nu xool yi des si kanam ndax championnat la am ay points rek moom moo wóor. On marque et on n'encaisse pas on est dans la bonne voie mais je pense que comme on dit le championnat sénégalais reste le championnat sénégalais. Pas déjà crier victoire il faut rester serein continuer à travailler en sachant que les matchs se suivent mais ne se ressemblent jamais.
ca Denis Biram Ndaw stade Djibril Diagne lañu fa doon jongante Pikine ak Génération Foot ñoo fa doon jongante dañoo tembo ku ci nekk am nga benn sëkk nga morom Jean-Louis Diouf moo dugalal waa Génération Foot Adama Mbaye moom moo égaliser waa Pikine Caroline Faye tembo mu am foofu diggante ña nga xam ne waa Mbour Petite Côte ak waa Stade de Mbour mu nekkoon derby de Mbour ca Louga waa Njàmbur ya ñoo fa dalal waa équipe bu ñaari tali dóor leen 3 bal si dara Dakar fële ci Amadou Bari moom Douane moo daan waa Sonacos 2 bal si benn waxtu weneen boo xam ne ca Ngalandou Diouf waa Tëngéej daan nañ fa waa Linguère 2 bal itam si benn kon classement bu ñu koy xool tey jii Génération Foot moo jiitu am na 1 ci poñ topp ca Dakar Sacré-Cœur 1 ci poñ topp ca Jaraaf bi nga xam ne champion en titre bi am 1 poñ Linguère ak waa Sonacos ba léegi bu yemee fii dañuy wàcc si Ligue 2 bi Ligue 2 boobu sax tey jii nag dinañu amal ay jongante yu nuy fas yéene doxal waaye démb jàpp leen ni équipe bu Jamono Fatick moo daan Africa Promo 1 bal si dara Duc Tembo ak waa Etix ku ne am benn sëkk nga morom Jàmbaar mi jiitu daan waa Kër Madior 2 bal si dara Alaaji Njóob jaajëf Diagne. ak RFM kumpa jeex na. yegg si léegi ci wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ànd ceeg Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ay ndaw yu yëngu ci wàllu cinéma di ay jigéen jotoon nañ participer ci 19th édition bu festival bi ñu dippee My Hero International doon am ca Los Angeles ca réew États-Unis ci juróom-ñaari film yu ñu présenté woon 4 am nañ ci ay raaya film yooyu leen ñu def ko ci émission bi ñu dippee sama penc nga xamante ne li ko tax a jóg moom mooy fësal ak yelleefu jigéen yi waaye itam tout tànk yi Marema Diop teewee na cérémonie bi nga xamante ne ci la ñu doon présenté raaya yooyu le fii ci Ndakaaru ca direction de la cinématographie. Je vous demande de l'applaudir fort. Binta Mané Ndeye Astou Kane ak Jaajo John ñu daal di leen di sargal gannaaw liggéey bu ñu def ngir jëmmal tout temps waaye itam fàttali ak yelleefam ñu jaarale ko ci ay court métrage yoo xam ne ñu ngi ko réaliser ci ab émission boobee ñu tuddee Suma Penc Adam si nekk ci bopp Suma Penc waaye itam di tàggat tout temps yi le dañuy yónnee 7 film ci 7 juróom-ñaari film yi juróomi dañ leen tàgg jox leen ay prix parce que dafa wone xale yi yu nekk fi ni seen mun-mun dafa touché yeneen public li nga amee bokk ñu culture bokk ñu civilisation. Binta Mané nekk ci kenn ku ñu sargal ci ab mention honorable ci film bu mu def baaxee ko éducation bu jeune fille. mbégte léegi ak contentement parce que boo réaliser benn film bi dem ba am benn prix am benn ampleur loolu daal mbégte kese la te di ci gërëm ñoo xam te ñoo ñu si jàppale. mu nekk lu ñu samp ngir dooleel jigéen waaye itam jox leen fit ci wàllum production cinématographique. dama xool ci métier bi jigéen ñi seen présence bariwul et puis li ma soxla mooy maanaam xale yi jigéen yi ñoom seen bopp au lieu ñu nekk devant caméra toujours dañ leen jouer ñoom ci seen bopp yu nekk ay réalisatrices yu nekk ay scénaristes yu nekk ay producteurs producteur exécutif yu all ay position yi nga xam dafa am solo torop ci wàllu audiovisuel. directeur bu cinématographie du UCJAS dikkoon ngir jokk doole ndaw yi le di kontaan bu baax a baax waaye di wax ne projet bi dina ci dugal loxoom ngir mu doon luy dox. ci weeru juin gi ñu dëgmal dinañ amal édition bu njëkk festival bi ñu dippee le grand carnaval de Dakar mu di ab initiative bu villu Ndakaaru ànd ci ak ministère du tourisme waaye itam gouvernance territoriale fii la ñuy yem ci xibaar yi ñeel aada di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci beneen chronique culture ci RFM. RFM li ci yéenekaay yi. Home Choice Sénégal, la nouvelle maison de l'ouvrier et des différents techniciens. Total da di marque boo xam ne dañ ko accès ci qualité ba noppi it njëkk yi baax lool am nañu ay perceuse visseuse marteau perforateur meuleuse pistolet à peinture aspirateur pistolet thermique ay scie yu baax bu la neexee sax scie électrique nga xam ne da ngay teg rek mu daal di dagg bant ba pince tournevis marteau hache clé à molette yi ciseaux menuisier yi brin yi ak lépp loo soxla. Home Choice Sénégal mi ngi nekk fii di 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45. ndaw si dafa romb deram am éclat mu rafet lool di scintiller lool ma ne ko yow lan ngay jëfandikoo mu ne ma savon de Marseille créole dong laay sangoo doom ji tamit leer nañ savon de Marseille créole da di savon boo xam ni dafa mucc ayib lépp ci qualité ak ferñeent nekk ci savon bi mu naturel lool fu mu ko mën a amee da ngay woote ci 33 827 28 45 wala 70 409 92 06. pare leen campagne téléphone bi ngeen doon xaar yegg si na di ko dalee le 8 ba
le 14 avril ay xewal yu ala daaw me Nokia 6.1 plus bi moom jugee na 660 000 francs CFA ba 84 900 francs CFA dëgër na baax na te nag am na 64 giga de mémoire da ngay sauvegarder te du musa fees Samsung A10 plus bu ñu daaj ci paquet fan yii Jumia ngi koy jaayee 73 000 francs CFA xewal yi yemul foofu de yeneen marque yi ngeen taamu ngi ci biir commandé leen gaaw ci application Jumia bi mbaa ci jumia.sn wala ngeen woote ci 33 869 37 37 ñu indi leen ko ngeen di doog a fay Jumia daal mooy waaj. Home Choice Sénégal savon de Marseille créole ak Jumia ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay dañ ci ànd ak Hadj Assane Gueye. yéenekaay yëpp daanaka xëy tey nguur gu bees gi Sénégal enquête xëy ne le grand chamboulement lépp le président Macky Sall ci seen gis-gis wëlbati ak fukk ak juróom-ñetti ministre yu bees ñi des ca soppi toogu ak ñi génn bokk na ci ñooñee génn Ismaïla Madior Fall Pape Abdoulaye Seck Mary Teuw Niane Abdou Latif Coulibaly Mame Mbaye Niang di nag ay départ yu nu xaarul woon ci gis-gisu enquête yéenekaay observateur moom duppee mbir yi poisson d'avril ak ñu ne kurpañ yu bon yu Macky Sall yónnee gaaña ñaar fukk ak ñaari ministre yu nu dog seeni bopp observateur jàpp nag ci coppite yi ak dindik poste premier ministre ne waxi dauphin moom di kiy wuuti ji ëllëg Macky Sall tegu na ci suuf Amadou Ba mënu jële économique finance yóbbu affaires étrangères yéenekaay bu groupe Futurs Médias moom da ko jàppee ku nu gàddaayloo le quotidien di ñu leeralal ne ministère ba ñu dénkoon ko moom sëñ Ba dañu ko léegi def ñaar muy économie fii ak finance ca wet ga des yéenekaay bi waxit ci ñëwaatug Mactar Cissé ak yegsik Amadou Hott le quotidien moom seetlu nag ne transhumants yi fayeekuunu yéenekaay bi di réew mi di ko fellu ci naan transhumants yi kay dañ leen a zappé la tribune xëy di jàngat li waraloon matu gi metti démb ci soxna si ngir wasin nguur gu bees bokk na ci ñu ne yaatuwaayu Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall amul woon pexe beneen lu may tibb ca biir waaye segg nag profil ya ba ca topp mooy resserrement di wàññeek dajale yenn ministères yu ñu xamle woon ak la muy laaj ci dépense ak doxalin yeneen ca partenaire yu Sénégal rawatina këru koppar yu mag yi taxawoon di may gët sunum réew tribune ne lii lépp bokk na ci li waral jigéen wérul ji xawtu démb yëf yi mujj ci césarienne les échos moom Amadou Ba la gis ne moo yeexal ci walug liste bi démb yéenekaay bi ne nag du ca mën a sori ndax secret d'état waaye démb daal yëf yi ñu ne foofee la tagga témbe woon lu ñeel Mansour Faye goroy président ñu ne les échos dafa jàpp ne tey lañu ko gën a dooleel ndax bu dee naam fa mu nekkoon am na doole lañu ko dénk léegit naka noonu di développement communautaire ak équité sociale ndax ñu ne programme yi du PUMA PUDC bourse familiale ak yeneen i kuréel yi président nar a taxawali ngir néew doole yépp ci yoxoom lay tàbbi moom Mansour Faye waa Médina ñoom yéenekaay bi dafa jàpp ne dañ leen a rendi xatiit Ziguinchor ñu fay leen seenug lànk woteel Benno Bokk Yaakaar Libération moom jàppul ne Amadou Ba dañu ko delloo ginnaaw waaye sas bu bees lañu ko dénk ñu ne maanaam luy gën a taaral diplomatie bu Sénégal ak wàllu coopération internationale ginnaaw ñu ne moom Amadou Ba bi mu tegee ci raay bi PSE plan Sénégal émergent Mactar Cissé Libération ne ginnaaw bi mu génnee ci lëndëm ak jafe-jafe kërug Sénélec gi léegi pétrole ak gaz bi ci réew mi lañu ko dénk nguur gu bees gi nag ak fanweer ak ñaari ministre bokk na ca fukk ak juróom yuy soog a dugg ñetti secrétaire d'État yéenekaay bi di source aané resserrement de la ñu waxoon dig wàññi waaye ñoom la ñu gis mooy ak taw yi maanaam élasticité lu ñeel Mohamed Boun Abdallah Dionne yéenekaay bi ne yëf yi du saf nag liir bu dellu maanaam morne ndax xuppaluwaat ci poste premier ministre boo xamante ni biir na ko ni fi léegi fan wala diir bu gàtt ñu reyaat poste boobee ba nu ko jox bees ne poste du secrétariat général ci présidence de la république mu boole ko coupe ministre d'État le quotidien moom jàpp ne Macky Sall dafa dekkilaat Jean Collin leneen ne ay xibaar ci yéenekaay yi di wàllu xew-xewu jamono ak paate ga woon ci kër Massar source aané que jame woon ba bakkan rot jébbal na boppam yoon ne mooy ki def moo war lit ñu ne ñu daal di libéré Tafa Aw mi nu ci jàppoon ki raye observateur ne Jibril Diop la tudd ginnaaw bu mu xamle ne mooy ki raye bàyyi ja ci boppam moo daal di jàpp ca loxo yi yóbbul ko gendarmerie ci Sud Quotidien lu jëm ci bëccëg gi nu jagleel ndaw ñi kilifa jàng bu Sénégal Monseigneur Benjamin Ndiaye moom yëkkati kàddu jëmee ci ndaw yi Sénégal mu ngi leen ci woo ci tuub la tribune moom xëy dem ci jabootu Maam Limaamu Mahdi Laay ak appel gi nu fa doon màggal ñëwaat foofee ci kàddu yi ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye doon xamal kilifa Yoff ne président Macky Sall lépp luy liggéey ñu sumb ko ci diwaan gu tedd ga dinañ ko yeggale incha allah. Home Choice Sénégal, la nouvelle maison de l'ouvrier et des différents techniciens. Total da di marque boo xam ne dañ ko accès ci qualité ba noppi it njëkk yi baax lool am nañu ay perceuse visseuse marteau perforateur meuleuse pistolet à peinture aspirateur pistolet thermique ay scie yu baax bu la neexee sax scie électrique nga xam ne da ngay teg rek mu daal di dagg bant ba pince tournevis marteau hache clé à molette yi ciseaux menuisier yi brin yi ak lépp loo soxla. Home Choice Sénégal mi ngi nekk fii di 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45.
ndaw si dafa romb deram am éclat mu rafet lool di scintiller lool ma ne ko yow lan ngay jëfandikoo mu ne ma savon de Marseille créole dong lay sango doom ji tamit leer nañ savon de Marseille créole da di savon boo xam ni dafa mucc ayib lépp ci qualité ak ferñeent nekk ci savon bi mu naturel lool fu mu ko mën a amee da ngay woote ci 33 827 28 45 wala 70 409 92 06. pare leen campagne téléphone bi ngeen doon xaar yegg si na di ko dalee le 8 ba le 14 avril ay xewal yu ala daaw me Nokia 6.1 plus bi moom jugee na 660 000 francs CFA ba 84 900 francs CFA dëgër na baax na te nag am na 64 giga de mémoire da ngay sauvegarder te du musa fees bu Samsung A10 plus bu ñu daaj ci paquet fan yii dumi yaa ngi koy jaayee 73 000 francs CFA xewal yemul foofu de yeneen marque yi ngeen taamu ngi ci biir commandé leen gaaw ci application Jumia bi mbaa ci Jumia.sn wala ngeen woote ci 33 869 37 37 ñu indi leen ko ngeen di doog a fay Jumia daal mooy waaj. Home Choice Sénégal savon de Marseille créole ak Jumia ñoo leen doon may li ci yéenekaay. ñu koy gërëm moom Hadj Assane Gueye mbokk yi foofu la ñu yem ci xibaar yi ñu def pàttali ci li ci gënoon a fës. ñu ngi ko doon xaar taxaw na muy gouvernement bu bees bi toll nañ ci fanweeri ministre ak ñaar ak ñetti secrétaire d'État fukk ak ñeenti région yi ci réew mi yëpp am nañu ministre bu bees bi di Cheikh Oumar Anne Thiaw nag ko topp ministre bi yor léegi njàng mu kawe mi ñu tuddoon ko ci mbuxum ca kudd ga mu jiitu woon ba bésu démb bokk na ci ñi gën a fës ci gouvernement bu bees bi di Néné Fatoumata Tall muy gulet nag jigéen nekk ministre de la jeunesse jiite ndaw ñi Néné Fatoumata Tall doonoon ba fii njiitu conseil d'administration bu LONASE mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futur Média El Hadji Ndiogou Diène ci micro bi Abdoulaye Diop ci machine bi léegi-léegi ñu programme di wéy ñu ñëw ak yéen ci kàddu askan wi jaajëf. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. kaddu askan wi tey li ñu ko jagleel mooy xew-xew bi di gouvernement bu bees bi nga xam te ne président Macky Sall taxawal na ko nag démb ci guddi ñu toll nag ci fanweeri ministre ak ñaar ak tamit ñetti secrétaire d'État jiite ko nag premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne nga xam te ne poste premier ministre dañ ko war féere jële balaa yàgg ci yeesal moom Mahammed Boun Abdallah Dionne nekk léegi premier ministre waaye tam nekk ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République ban gis ngeen am ci gouvernement bi nga xam te ne taxawal nañ ko démb ñuy xaar seen xalaat ci 88 628 14 14 88 628. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. Ndiogu maa lay nuyu xanaa gëj a déggante. dëgg la sëñ Moustapha. ñu lay ziare di félicité waa seen rajo bi. jërëjëf. di leen ñaanal yal na yàlla defal leen cat. amiin amiin. di nuyu El Hadj Assane di ko ziare tamit. moom it di ko ñaan yan bi yal na woyof ci moom. amiin amiin. yàgg naa ko yéen di ko ñaanal yow di la ñaanal. di la félicité waat. jërëjëf. Ndiogu di wax rek ne di dëkk. waaye di am tuuti ak soññi tey dañu ne dañoo bëgg a jàppale jeunes yi jàppale jigéen ñi ñu am Pastef ndax liggéey jot na te wàññi politique jeex na président am soññe xamal ñii mu teg fii ne politique taxuluñ jug lu dul liggéey réew mi moo tax mu falaat leen ñu am fu lay taxawal askan wi taxawal réew mi xool surtout pàcc mi njàng mi am na solo trop ak it ñi nga xamante ne ñoo yor wàllu kaaraange réew mi ñu dooleel leen te may leen jot ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu mbalit mi maa ngi félicité nag benn ministre bu ñu fal mu wax lu ma am solo te neex ma trop muy wàllu détention yi yàgg yi Ndiogu kooku loolu mu wax dafa am solo te loolu rek moo tardel réew mi te bokk na ci li nga xamante ne tey jii Rebeuss looloo ko indi tey jii mu fees ba am yenn jafe-jafe yi di félicité waat suñu ndaw si muy Néné Fatoumata Tall ñu ngi sas bu rëy muy jeune mu war a góorgóorlu xool la ko tax ñu teg ko fa mu jàppale jeunes yi te boole ñëpp nag te bañ a indi xaaj bi ak seen ay jéejewaay ak ay parcelles ak keneen loolu taxul ñu jug réew mi moo ko tax a jug te looloo tax ñu fal ko ñuy félicité président di félicité Boun Abdallah Dionne di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm def fi dal yàlla dool sutura ak xéwal salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf ñu koy sant di koy gërëm bu baax a baax moom Moustapha Mbaye 313 ñu koy gërëm bu amee keneen 88 628 14 14 ñu waxtaan tey gërëmaa bu bees waaleykum salaam sëñ bi sëñ Ndiogu ziar nañ la delloo ziar tur bi ak fay wootee sëñ Modou la sëñ Modou ñu ngi lay nuyu di rafetlu seen liggéey démb macha allah jërëjëf wax dëgg yàlla liggéey bi am na solo lool jërëjëf li ma waxoon alaaj neen naa ko daal moom bu xëyee bu soobee yàlla dañ xam kan ak kan lañ topp waaw xanaa di wax ne Sénégal yi moom dañ leen a war a jàngal balaa ñu dugg ñu jàngal leen nan la ñuy génne ndax problème du am coow du am
ndax yaakaar naa ne ministre Sénégal yi yëpp kenn ku ne mënoon laa tabb dem nga nekk ministre te gouvernement bi yëpp mën nañoo génn. kon képp koo xam ne président wóolu na la ba fal la rek dafa am ci yow yaakaar. képp ku mu falul tamit am na ñoo xam ne dañoo bëggoon a noppalu am na ñoo xam ne tamit la mu def xëy na doy la te bu ñu fàtte ne président jëloon na 71 personnes def li ki ñoom enquête. kon yaakaar naa war nañu ko bàyyi xel beneen bi ci def mooy may wax ne am na ministère yoo xam ne wax dëgg yàlla am naa ci ñoom yaakaar bu baax. ku mel ni nee Fatoumata Tall ak Mamadou Hott ak Matar Cissé. ak Karim Fofana wax dëgg yàlla ñooñu moom yàgg naa leen suivre am naa ci ñoom yaakaar bu baax a baax. kon yàlla bu yaakaar tas. waaw maanaam ki nga xam ne mooy Matar Cissé jàngal na autorité yu bëree bëree bëri. ndax Matar Cissé yaakaar naa bi mu fi nekkee fale nekk jege président lool. Senelec am ay jafe-jafe moom la président yebal mu dem lijjanti ko te tey mi ngi nii ñëwaat yor ki nga xam ne mooy ministre bi yor wàllu gaz ak pétrole kon loolu royukaay la jàngukaay la maanaam Sénégal kenn ku ne fañ la teg war nga faa mën a liggéeyal Sénégal du lii dafa tuuti wala lii dafa bëri li ci am solo mooy nañ fexe ba li leen président wóolu ak li mu leen tabbe nañ askan wi gis seen bopp ci loolu nañ góorgóorlu wane seen taxawaay bu dëgër te liggéeyal Sénégal mais kenn bu mu wane ne li ma jox dafa tuuti wala lii dafa bëri nañ góorgóorlu daal liggéeyal Sénégal te président li mu daj ki nga xam ne mooy falu ñaareelu mandat ak pexem bu ñoom bu ñu ko defee daj ko ci coono Sénégal yi yaakaar naa lu bëree bëri mën na saafara man daal loolu laa leen di dénk ñoom nii si jërëjëf Modou ñu koy sant di koy gërëm baax moom Modou doon wootee ca Pikine ba léegi kaddu askan wi ñu waxtaan tey gouvernement bu bees bi am na keneen ci ligne bi salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi tur bi ak fay wootee. maa ngi tudd Bandiata Jikine Casamance. Bandiata Bikine. waaw dëkk bi ñuy wax Marakisa. ñun daal gis nañu gouvernement bi ñu ngi koy rafetul bu baax a baax. mais ñun waa Casamance surtout village bu ma bàyyeeku mooy Marakisa. li ñu xaar ci gouvernement bi mooy courant. li ñu denk ci wàllu courant bi war na gëstu bu baax a baax ci waa Casamance. ñun daal sonn nañu am ñu courant. courant daal moo ñu priorité daal su fekkee gouvernement bi dinañu bàyyi xel ci loolu dinañu neex bu baax a baax. parce que instant yi courant bi pour man si dund la bokk. koo amul courant munoo def loo xamante ni sa lu jaadu la quoi. dëgg la. te Sénégal bi mu am Sénégal ba léegi. bu ñu amee indépendant léegi ñu am 60 ans. ay dëkk yu mel ni ñooñu munuñu am courant. te loolu pour man loolu rafetulu ma ko quoi pour man loolu obligatoire parce que courant kenn du ko may quoi. da nga koy yóbbu nit ñi ñu utiliser ko di la fay. ñun waa Marak sa daal courant bi mooy suñu problème. muy commune de Djibabia. maa ngi leen nuyu di leen sant bu baax a baax. jërëjëf. ñun daal loolu moo ñu suñu problème daal problème bu bari na mais boobu daal suñu ko mën a régler ci mandat bi. dinañ ma neex torop. ok merci. yàlla baax na jërëjëf ñu koy sant di koy gërëm moom auditeur boobu doon wootee ca Casamance Bandiaki Bédiane ci kon doon wootee foofu ca diwaan Casamance kon moom seen i jafe-jafe yi xaal ku leen ko saafaraal mu leen gën a soxal di mbirum courant am na keneen ci téléphone bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi. waaw kooku. El Hadj Ndiogou Diène. El Hadj Ndiogou ñoo ngi leen di gërëm. jërëjëf. di leen nuyu. kooku kan la moom. man ak Amadou. Amadou. waaw maa ngi wootee Géejawaay. Amadou ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Géejawaay yëpp. waaw ñoo ngi leen di gërëm. di leen masawu coono parce que démb xam naa ni moom vraiment seen jaay yi moom. ñoo ngi leen di gërëm rek. jërëjëf. yàlla may leen gudd fan ak wér defal leen jàmm. amiin. su ñëpp meloon na yéen je crois que ni Sénégal dana dem yoon journaliste yi daal ñun dañ leen di gërëm rek. jërëjëf. dañ leen vraiment yéen a ngi def seen liggéey def ci Sénégal yëpp su ñu meloon na yéen. je crois que Sénégal dana développé bu yàgg parce que yéen dañu seen liggéey di ngeen ko fonk. équilibré seen liggéey seen wax yëpp dafa équilibré wu. waaw jërëjëf léegi noo gisee gouvernement bees bi. waaw gouvernement bi moom li ma si wax mooy man li may interpellé mooy ministère de l'environnement. parce que environnement dafa nekk loo xamee ni moo gën a am moo gën a kii daal moo gën a nekk loo xamee ni moom la ñu war a gën a toppatoo yokk moyen mu parce que soo xoolee fii si Géejawaay ak si waaw yooyu jëm ba Golf ba Malika jëm ci kaw man dama koy gis ay yoo xamee ni vraiment man kooku xaw ma sax nañu koy def am na benn entreprise bu fi nekk boo xamee ne mooy defar tali yi dañu ñëw carrière léegi la def ci waawoo yi
wala nekk di tibb suuf si di yóbbu fi ñuy defar mooy tali yi bees yi ñuy defar. fi ñuy ñëw di tibb di yóbbu day borom sareet yi ñoom leen di tere pour lu mën a tibb loolu la mën a nekk. yow yaa ngi tere ñii ñu bulu tibb. entreprise boobu mën na dem feneen tibb suuf yooyu dafay ñëw ba si géej gi. mooy fii filaawo yi nekk fa la def carrière am di tibb suuf di yóbbu. loolu jaaxal ma trop. waaw moo tax muy interpellé le nouveau ministre de l'environnement na wàcc sur le terrain parce que géej dara mënu ko téye lu ko mën téye mooy filaawo yi je crois moom leen wax filaawo yi am na rôle bu ngand lu muy joué si géej gi ak suuf si mais suñu tëmbalee suuf si yëpp yóbbu géej gi la moo koy téye day ñëw dugg si kër yi waaw loolu daal laa bëggoon moo xam ne ministre de l'environnement bees dina si taxaw inchallah mooy forêt comme que ñaa forêt yi ñooy surveiller boor bi nga wutal leen fi benn kii bu ndaw boo xam ne mën leen fi nekk 24 heures sur 24 parce que seen liggéey la ñu mën a gérer loolu waaw maa ngi leen di gërëm jërëjëf ñu ngi lay sant di lay gërëm bu baax Amadou doon wote ca Guédiawaye ñu koy gërëm 88 628 14 14 88 628 14 14 ban gis ngeen am ci gouvernement bu bees bi ñu tabbu biik ci Sénégal am na keneen salaamaaleykum Alaaji Njóogu waaw sëñ bi waaye ñoo ngi leen di ziar waay ngi delloo ziar bu baax Boubacar Jara Kees kaay benn dëkk ñaari gaar jërëjëf Boubacar ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Thiès yëpp Alaaji Njóogu ñu ngi kontaan ci yéen bu baax ndax yéen de lu ngeen def ni wax dëgg yàlla ministre yi ñëw nii am nañ ci ñoom yaakaar yàlla bu te yàlla tas yaakaar mais suñu leen toppee tuuti ak générate bii di daw si suuf muy Ablaye Mbaye dem si yàlla si waaye nañu dégg loolu waaye ndax am na solo trop waaye nag di félicité bu baax sunu sœur ministre Adja Ndeye Tické ñoo ngi koy félicité di ko ñaanal yàlla lii nga xamante ne moom la président am si moom confiance teg ko si kawam muy ministre yàlla na oyof si kawam toy lu si président séntu lu nga xamante ne parce que soo xoolee gouvernement bi dafa mel ni que tey jii président dafa jël région bu nekk kenn wala ñaar ne la man kat bëgg naa dafa xam lu fa xew ak proximité ak population bi waaye ñun de suñu xel dal na si ba nga xamante ne dal nañ ci ku nga xamante ne mooy Adja Ndeye Tické ndax ba ñu def meeting bi fii ci permanente bu Kees président ba mu jëlee parole nee na dinañu relancer chemin de fer bi te ba mu koy wax Adja Ndeye Tické moo ngi toog te jël na parole kon defe naa loolu noonu sax ak luy munta am te ministre la bu nga xamante ne ñun Kees dañ koy ndamoo kon donc dégg na xam naa ne message bi ak topp bi dina yomb foofu bu si topp mooy que ne jàmbaar la liggéeykat la ndax fu mu jógee soo ko toppee xam ne jàmbaar la moo tax sunu kilifa gu baax muy docteur Papa Amadou Ndiaye tuddee woon ko Tické Gagnant nag ça veut tout dire parce que docteur borom xel la te nit ku généreux la moo ngi koy félicité ci vraiment li nga xamante ne moom la ko président teg ndax te ñoom ñëpp ñoo ko bokk kon yàlla na ko yof si kawam en tout cas rafet na gouvernement bi kat ñoo ngi leen di xaar ñun ndaw ñi ñoo ngi leen di xaar ñun askan bi ñu comme président moo joxe accéléré kon ñoom nañu gaaw accéléré liggéey bi sénégalais gis seen bopp suñu dëkk bi stable yàlla nañu yàlla defal jàmm Alaaji Asan nag jàmbaar la kontaan nañ ci moom bu baax a baax jërëjëf ñi koy sant di koy gërëm bu baax moom Papa Amadou Diarra kon doon woote ca Thiès benn dëkk ñaari gaar salaamaaleykum am na keneen ku nekk ci ligne bi salaamaaleykum maaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax delloo ziar tur bi ak fay wootee man maa ngi woote Dakar baal ñu wàññi rajo bi rek déggante bi gën a neex maa ngi woote Dakar noo tudd Saliou Sow laa tudd Saliou ñu ngi lay nuyu di lay ziar ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant jërëjëf Saliou ñu rafetlu lu président def bu baax a baax a baax xam li may wane ne président vraiment am na fu mu bëgg a yóbbu Sénégal te di ko ñaanal yàlla bu baax yéen bu woyof ci kawam di ko santaat bu baax nag ndax sunu doom jii di deemu Sénégal muy Maître Oumar Youm defaat ministre de transport loolu mooy wane ne loolu vraiment sant nañ ci. ñuy jégalu dafa mel ni dafa dagg kooku di Saliou Sow doon woote fii ci Dakar ñi ciy jégalu bu baax bu amee keneen 88 628 14 14 asalaamaaleykum asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi naa def. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. voilà dama bëggoon a. tur bi ak fay wootee. waaw kii Amdi Sall la. Amdi Sall di wootee fan. waaw maa ngi wootee Medina. am na ñu ngi lay déglu. na ngeen def ak coono. sant yàlla alhamdulilah. waaw ñoo ngi rafetlu programme mu président de la république du Sénégal. muy Macky Sall. ak gouvernement bu bees bi ni mu ko doxalee. am nañ ci mbégte ak kontaante bu baax a baax ci rafetlu liggéeyam. waaw di wax ne liggéey bi wax dëgg yàlla liñ ci gisagul lépp jaar na yoon
mel na ni yaakaar bi ñu amoon ci moom ba tax ñu renouveler suñu confiance mel na ni yaakaar bi tasul allo. ñu ngi lay maa ngi lay dégg. waaw li am solo rek sëñ bi mooy Sénégal nañu xam ne benn bopp la. kenn mënu ko xar ñaar. ñu bokk ndey bokk bàyyi ànd liggéey dëkk bi. président nag li ma am di ko jox comme conseil. mooy bi mu dugg ci mbirum fayantoo. gox sàngam wooteel nañ ma dinañ am ministre gox sàngam wooteeluñu dina am. bi yoon ñëpp am nañ région yëpp am nañ ministre. waaw bu mu dugg ci yooyu. na góorgóorlu bu baax xam ne yoon bi mu jaar foofu la. di def li ngay def bañ koo boolee ki wax. loolu mooy mbiru àdduna loolu mooy jéey. dëgg la. donc ñu ngi am mbégte bu baax. di wax ne Sénégal daal dëkku jàmm la. dëkku liggéey. ñuy jégalu ci moom dafa mujjee dagg waaye daanaka waxoon na daanaka li ëpp solo ñu koy sant di koy gërëm moom Amdy Sall doon wootee fii ci Médina ba léegi ñu ngi kàddu askan wi ànd ceeg yéen ñu waxtaan tey gouvernement bi nga xam te ne biig lañ ko taxawal gouvernement bu bees Mahammed Boun Abdallah Dionne nekk premier ministre bi am fanweeri ministre ak ñaar ak ñetti secrétaire d'état ñu ngeen gisee boobu le gouvernement asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu la koy dalal lu bari Ndiob man la Mamadou Medor. ñu ngi lay nuyu di lay ziar. di leen nuyu bu Futurs Médias ci déglu man daal li ma ciy wax mooy xam nga wax dëgg yàlla président Macky Sall. nekk na koo xam ne xalaat bi ñu am pour nommer ministre yooyu. nekk na lu ñoom ñi mu nommé nii. wallaahi laa ci daañu liggéey ndax ministre bi ay liggéeykat lañ. wax dëgg yàlla ku ne xam na ne. président ñi mu nommé nii daf leen saytu xool bu baax a baax xam leen te aussi tamit nañu bàyyi nag ku ñu wàccee nga am looy ñaxtu wala nga am looy ci nañu xam ne président Macky Sall nit la koo xam ne wax dëgg yàlla nit bu amee xam-xam am suutura am yërmande bëgg jàmm nangoo liggéey réewam dañ ko jàppale président liggéey rek la woote dañ ko si jàppale rek te bàyyi campagne de politique wax ci jeex na fu mu toll liggéey la ñuy wax président liggéey rek lay def wallaahi asim dina liggéey ndax moom Sénégal rek moo ko ñor lépp lu muy déglu nit ki loo ko wax lu njariñu askan boo ko waxee dana la dégg mais leneen loo ko wax lu loolu daal amul ci kii daal man daal maa ngi koy ñaan yàlla na ko yàlla doon la jàppale ci yéen bi jërëjëf ñu koy sant di koy gërëm moom Mamadou Medor doon wootee fii ci Ndakaaru 88 628 14 14 88 628 14 14 am na benn auditeur ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Alaaji Njóogu Jeen. waaw sëñ bi. ñu ngi lay ziar lu bëree bëri. Maodo Fall mooy coon. Maodo Fall ñu ngi lay nuyu di lay ziar bu baax a baax. ñu ngi leen di ànd démb ba léegi vraiment di leen féliciter yéen it seen liggéey rafet na lool. jërëjëf. information juste et vrai moom toujours rek ngeen di ko firndeel. jërëjëf. waaw mais nag affaire yi moom xanaa jaarati fi gaaw yu baax yi jaar rek. xam nga lu rafet moom ku ko gis da ngay mën a rafetlu rek wala nga gisee neneen wax sa xalaatu bopp am nga ci droit. président nag xam naa dañ koy ñaanal yoon yi mu nekk nii te nga xam ne si mooy yoon yu jig Sénégal lool mu gën a continuer rek te ñaanal ko ñun nag bon amuñu ci déception parce que xam nga nit moom bu fekkente ne yàlla dafa dogal nga sopp ko lu mu def rek dina la neex te dañ koy ñaanal toujours la muy def dëppoog lu neex Sénégal en même temps ñun par exemple bi ñu doon wax démb dañ ne woon maanaam xam nga luy dox secteur boo xam ne si mi ngi ciy dox rek kenn waru ko changer effectivement ma doon ñaan xam naa am na yu info yu ma xaw a raw tuuti ci maanaam ministre de l'énergie bi xaw ma am na changement xaw ma mais xam nga bu ci sport bi. mi ngi doon Mouhamadou Makhtar Cissé moo nekk léegi énergie ak pétrole Mouhamadou Makhtar Cissé bi ne woon Sénélec. waaw moo nekk léegi ministre pétrole ak énergie. exactement moom surtout moom man sama ñaax ci moom lay gën a jëm. xam nga maanaam yàlla dafa dogaloon moo ministre boobu dafa doxoon lool parce que secteur courant ku ci nekk xam na ne coupure yi moom maanaam dafa jeexoon Sénégal. te dëkk yi daan jooy courant yooyu yëpp yàlla dogaloon nañ ñu ci bari amoon nañ courant dañ koy gën a ñaaw mooy mën a gën a góorgóorlu ci secteur boobu nga xam ne dëkk yi nga xam ne mu ngi doon jooy courant ak secteur yi doon jooy courant yëpp na fexe yóbbu fa courant na leen fexe dooleel ci courant ak énergie ak ndox wa surtout wàllu ndox parce que Alaaji Njóogu Jeen loolu moom mooy dund doomu aadama parce que munoo dund sans loolu léegi ci jamono ji booy dund amoo ndox amoo électricité munoo say aajo du mën a faju ñaari secteurs yooyu daal ñun buñ leen di ñaax loolu lañ leen di ñaax nañ def kéntu laay kattan parce que doxoon naa def na fi lu bari bi fi wees woon def na fi lu bari kon nag na ñëw yokk ko dëkk yi doon jooy courant yëpp na leen fexee defal courant yi doon jooy ndox na leen fexee defal courant mu yaatal ko Sénégal gépp gën a neex parce que ñun bu ñu nekkee fii di liggéey Sénégal la ko waral kon ñun amuñu leen lu dul Sénégal te lii participation la ci Sénégal parce que suñu xalaat la ñuy wax parce que ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn ku ci nekk nag giseel nu la neex waaye ñun daal ci yoonu baax yi lañ fas yéene jaar
di ñaanal suñu président parce que slogan bi muy dugg bi muy wax toujours rek mooy ku def lu rëy am lu rëy te moom dafa def lu rëy il faut mu am lu rëy te fi may daaneel rek mooy ñu gën ko ñaanal ñun ñëpp rek bokk Sénégal mu jëm kanam jërëjëf Alain Ndiow. jërëjëf ñu koy sant kay gërëm moom Maodo Fall Junior bu amee beneen auditeur 88 628 14 14 88 628 14 14 asalaamaaleykum. maaleykum salaam Cheikh bi ñu ngi leen di ziar. ñu ngi delloo ziar tur bi ak fooy wootee. man maa ngi wootee Guédiawaye tudd Moussa Tine. Moussa Dieng Guédiawaye. waaw di féliciter le président de la République. pour son courage. parce que li mu def nii wane que ne na am na lu ko ñor te am na lu mu bëgg a fësal. mais may dellu si tuuti rek ci ñi mu nommé. parce que Sénégal li fiy jafe-jafe. bi ma mujjee dugg wax naa ko ma ne amuñu problème mu nguur amuñu problème mu président amuñu problème mu gouvernement. mais problème bi ñu am mooy problème mu sénégalais parce que d'ores et déjà ils vont commencer à mettre la pression sur les ministres. et jàpp naa ne nag les amis les plus proches ak ñi nga xamante ne jege nañ ñi ñu fal ñoom ñoo leen war a jàppale pour que mission yi ñu leen dénk mu mën a woyof. mais nit duñ ko fal nga commencer ko teg pression nit duñ ko fal nga commencer am ay bëgg-bëgg na sénégalais yi def ndànk te tey te xam ne fii ñu jëm defaru moo fa war a am waaye leneen lu dul defaru waru faa am te loolu pour mu am il faut que sénégalais yëpp ku ci nekk ak ña nga dëkkal ñu fal leen nga fexe noo leen taxawoo fexe noo leen jàppale ba nga xamante ne mission yi leen président dénk non seulement du mission wu président de la République mais mission wu Sénégal gépp la donc man daal je lance un appel solennel à l'ensemble des populations sénégalaises ñu ànd ak beaucoup plus de retenue jàppale lii nga xamante ne taxawal nañ ko fi muy gouvernement bu bees te président def ko ak beaucoup de courage di féliciter aussi ñi nga xam ne ñëpp fal nañ leen mais aussi di leen wax ne tamit yéen bi tamit diis na waaye tamit buñ ci góorgóorlu tuuti yàlla mën na cee def ay sutura donc nag ñu ngi ñaaxaat ministre yëpp ne leen nañu taxawal Sénégal bu bees nañu taxawal dundin bu bees nañu jàppale askan bi nañu yërëm askan bi nañu jàppale ndaw ñi nañu jàppale mag ñi nañu jàppale jigéen ñi ndax jàpp naa ne loolu mooy li fi des ci juróomi at yi nga xam ne moom la fi président dese en tout cas di lancer un appel solennel à toute la population sénégalaise pour que ñu jàpp ci chantier yi nga xam ne président taxawal na ko pour que suñu réew mi mën a jëm kanam salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf ñu koy sant koy gërëm moom Moussa Dieng doon wootee fii ci Guédiawaye boo amee beneen auditeur ba léegi kàddu askan wi gouvernement bu bees bi ñu taxawal démb ban gis-gis ngeen ci am seen xalaat ci 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam Ndiobou na nga def. sant yàlla sëñ bi tur bi. waaw Mouhamed Badji maa ngi woote fii ci commune Diamniadio. ñu ngi lay nuyu di lay ziar Mouhamed. di leen di féliciter seen liggéey nga xam ne def ngeen ko démb. jërëjëf. di encourager le président de la République ci mesures yu bees ko jël. mais aussi di féliciter l'ensemble des éléments qu'on a cooptés dans le nouveau gouvernement. di wax ni aussi ñu ngi féliciter suñu ministre suñu doom ci département muy le ministre Omar Gueye nga xam ne président dafa renouveler confiance am tegaat ko ci wàllu collectivité territoriale ak aménagement du territoire allo. oui ñu ngi lay déglu Mohamed. di wax na ñëpp taxaw liggéey. parce que mandat 5 ans yi président taxaw na pour changer le cadre de vie des Sénégalais et aussi développer réew mi. képp ku ñu jël rek gënoo kenn dañ la jël pour nga liggéey. di ko ne aussi le maire de la commune de Diamniadio mu ngi koy féliciter bu baax a baax El Hadji Mamadou Moulaye Gueye di féliciter président de la République ci vision bu bees nga xam ne am na ko pour wax dëgg yàlla gën a développer Diamniadio gën a développer Sénégal gën a développer vraiment réew mi gërëm naa yéen waa RFM sant naa leen vraiment seen liggéey rafet na waaye gërëm l'ensemble de la presse du Sénégal seen liggéey nga xam ne yàgg nañ ko def du démb rek waaye saa su nekk ñu ngi éveiller population bi kon nag gërëm nañ ñëpp sant nañ lépp. jërëjëf ñu koy sant kay gërëm moom Mouhamed Badji doon wootee ca Diamniadio ba léegi bu amee keneen 88 628 14 14 ñuy waxtaanee gouvernement bu bees bi ñu taxawal démb ci Sénégal naka ngeen ko gisee asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi maa ngi RFM. waaw yaa ngi RFM en direct ñu ngi lay. waaw maa ngi nuyu bu baax. di rafetlu émission bi. jërëjëf. waaw di wax ci thème bi rek par rapport ak li nga xamante ne moo am démb. muy installation bi en fait orientation gouvernement bu bees. di wax ni rek loolu lu ñu naqarlu la li xew démb. parce que lu ñu doon xaar que gouvernement bi gën a resserré wu. gën a gàtt.
gën a gàtt gën a oyof ci Sénégal yi mais lu ñu gis démb mooy que ni dañuy def benn gouvernement négandiku maanaam 32 ministres ak 3 secrétaires d'État après ñu jëm fan ñu jëm si 39 40 50 comme d'habitude di wax ni rek Sénégal xaarul lii ci gouvernement bi Sénégal xaarul Macky Sall di jël di tocc di dagg heure bu ko neex di jël constitution bi ko foowee Sénégal xaarul loolu gis nga constitution bi Sénégal yi ñoo ko moom bu amee lim fiy def day tàggu Sénégal yi dem référendum wala xool beneen yoon boo xamante ne moom la loi bi teg ñu nekk ci mais reconnaître que président Macky Sall daal moom daal daanaka voie autoritaire la jël pour gérer dëkk bi te ñun duñ ko nangu Sénégal yi duñ ko nangu du opposition la amul problème du ak ñi mu àndal la amul problème mais ak Sénégalais yi temps yi passé maa ngi doon wax si benn plateau télévision ma ne que Macky Sall dafa yaakaar ni moom ni nga fal Sénégalais yi yëpp la man damay am gàcce sax bu ma gisee président boo xamante ne dañ la fal ak 2,5 et quelques voix sur 15 millions de Sénégalais ñi nga xamante war a mën a voter toll ci ay 11 millions 9 millions donc gouvernement bi ñuy xaar nii ak li nga xamante ne am ñoo xamante ne seen i tur takkanal rip si ay scandale yoo xamante ne am na fii réew mi of nag épingle leen mu Cheikh Omar Anne ak ñi mu àndal ak ñeneen ñoo xamante ne aussi ñu ngi si yoon boo xamante ne procureur yi ñemewuñu sax léegi seen dossiers yi di ko rek fàttali nañ ko démb mooy lan que am na dossier yoo xamante ne Macky Sall bañu nee nañu jël Idrissa Seck procureur yi da ko woon carrément bàyyi ko mu bàyyi ko donc loolu ñi woo procureur yi ñu am fulla ak fayda woo magistrat yi ñu am fulla ak fayda bu toll ni chaque fois bu ñu waree jël dossier teg ko ñu xool ci akulay taala seen diggante ak yàlla bi nga xamante moo leen dénk loolu par rapport aux Sénégalais ce sont pas des procureurs du président ce sont des procureurs des magistrats de la République du Sénégal mooy maanaam pour ñi fi nekkal askan wi la tey gouvernement bi man daal lu ma ci wax désolation laa ci wax encore te bett ma trop parce que ku xam Macky Sall xam na politique lay dundee ku xam Macky Sall xam ne autoritaire lay def ku xam Macky Sall xam ne nekkul koo xamante ne day teg lépp ci yoon donc ñi ñuy wax man li may woote mooy Sénégalais dañu am fulla bu toll nii ñu bàgg ak gouvernement am Sénégal dañu am fulla bu toll nii préparer conférence internationale boo xamante ni moom mooy décider li nga xamante ne mooy li nga xamante Sénégal lañu bëgg l'aspiration des Sénégalais le peuple sénégalais est fatigué on nous amène des ministères et des ministres à ne rien faire c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est de répondre aux besoins des populations aux pétitions loolu la ñuy xaar président mais pas nekkul président boo xamante ni chaque fois bu bëggee def dara rek def ko mu jàll ñun loolu la ñu naxaru tey jërëjëf ñu koy sant di koy gërëm moom auditeur boobu xam naa bu amee keneen 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi tur bi ak fay wootee. tur bi nag ngeen ma koy baal rek. fay wootee waaw ayca ñu ngi lay déglu. voilà moo doon leen gërëm. yéen waa RTS. yéen astafurlah yéen waa RFM. jërëjëf gërëm leen bu baax ci vraiment ni ngeen di joxe xabaar yi. et bëggoon nag am benn intervention benn contribution bu mu bëggoon def. ndaxte gis naa ci gouvernement bi ministre cadre de vie bi dañ ci yokk hygiène publique léegi donc xam nga ni kon ministère boobu service présidentiel bi ñu def répartition yi dañ ci na def directeur de l'hygiène publique léegi nag loolu amoon na fi ci régime bi passé loolu dafa indi ay confusion ndax service d'hygiène yi xam ni président bi wax nañu keroog ci bis défilé bi ñu leen jàppale jox leen ay moyens pour ñu mën def seen liggéey bu baax service d'hygiène ñu ngi ci ministère de la santé léegi hygiène publique nekk ci ministre urbanisme cadre de vie mu nekk ñaari entité yi xam ni bi ñu ko defee bay passé marché wu loolu au départ dañuy jàppoon service d'hygiène yóbbu ko hygiène publique waa ministère de la santé di xeex ba dañu diwaat service d'hygiène mu nekk donc ñaari entité yi nga xam ne bee amul am na moyen waaye am na moyen kii mais amul moyen nu ko tudd moyen personnel waa service d'hygiène am na moyen personnel waaye amuñu matériel amuñu dara donc loolu nekk jafe-jafe moo tax ma doon ñaan ñi xam ne ñoo nekk service présidentiel yi ñu bàyyi ci xel bu baax. ci répartition yi ñu bàyyi xel. répartition yi léegi si ñoom bu ñu toog rek bu ñu toog seen doo di xalaat nañu jël ay experts. am na fii
ci élément service d'hygiène yi ak yeneen ñu xam ni mën na leen xelal neen lii dañu war a def lii war a def ko mais buñ toog rek ne bon yaakaar nañu noonu daal laa loon bëgg attirer attention parce que bee passé bi ñu ko defee doxul woon dara hygiène publique bi amul woon nit dara marché wu loon léegi nag bu ñu toogee bu ñu dajee ay événement comme ay événement yu mag yi religieux yi da ngay gis waa hygiène publique taxaw fële waa si hygiène taxaw fële ñu amuñu nit ñu am nañu nit ñu amuñu moyen donc loolu daal dafay jaxasoo ko dëgg la te xam naa ne président bi li ma bëgg mooy jàppale service d'hygiène donc c'est pas la peine ñu def direction de l'hygiène publique à moins que ñu jël service d'hygiène ministère de la santé daal di yóbbu ko hygiène publique mu toog fa nag jërëjëf waaw kay jërëjëf am na solo ñu koy sant di koy gërëm moom auditeur boobu xam na bu fekkee am na kenn rek auditeur bu mujj laata ñuy tàggoo 88 628 14 14 salaamaaleykum. Sadji Diop Dieng. waaw soxna si. maa ngi lay nuyu gën naa daa dégg Adji Soda Dieng Touba Darou Khoudoss. Adji Soda ñu ngi lay nuyu di lay ziar bu baax waa Touba. maa ngi nuyu waa RFM ñëpp. jërëjëf ñu ngi lay fay ñëpp. di leen ñaanal El Hadji Ndiogou. dañuy féliciter président Macky Sall. bu liggéeyu tool. Sénégalais yi dañ ko faraat Sénégalais yi dañ koo faraat 58 pour cent kon dafa liggéey bu liggéeyu tool kenn du ko fal nit nag loo xool ci moom ngay gis boo xoolee ci moom baax moom ngay gis boo xoolee ci moom leneen moom ngay gis di félicité ministre yu jigéen yi moom mention spéciale di ko teg ci loxoom Aminata Mbengue Ndiaye ak Adja Mariama Sarr nit ñi fidèle lan nit da ngay am fulla am fayda bàyyi am fo ministre bu la falee faluñu la pour ñetti nit faluñu la pour say mbokk faluñu la pour say xarit faluñu la pour say am di jàmm dañ laa fal pour sénégalais yépp nga war a doxal sa liggéey teg ko ci temps ak heure élevage bii ñu jël ci moom jëluñu ko ndax daal liggéeyu dañ ko yóbbu feneen pour mu defaraat foofa ndax foofa dafa am lënt dafa am coow man dañ maa neex ñoom ñaar ndax am ci daray fo ala daray puukare doo gis Mariama Sarr def ko wala Aminata Mbengue Ndiaye def ko te ñu jigéen ñi ñu falit maa ngi leen di lancer appel ñu góorgóorlu liggéey ndax man ministre yi jigéen ñi lay encouragé ak maître yu Omar yu moom wax dëgg yàlla mention spéciale moom itam mais président Sall nit nag loo xool ci moom ngay gis bu liggéeyu toon sénégalais yi duñ ko falaat loo bañ lëg nangu ko ni mën naa daw mais nit boo xoolee ci moom ak baax moom ngay gis boo xoolee leneen nit moom koy gis ñu ngi koy sanal daal gouvernement bu bees bii mu defar yàlla may leen ndam ñu liggéey Sénégal seen kanam El Hadji Ndiogou Dieng jërëjëf maa ngi ba suba jàpp jërëjëf soxna Soda Dieng ñu koy sant di koy gërëm bu baax moom soxna Soda Dieng bu Touba nekk no di triste bu mujj bi kon mbokk yi foofu la ñuy yem ci kaddu askan wi la woon àndoon ceeg Abdoulaye Diop léegi programme bi di woy waa xalaas di teew jaañan def